ñu ngi lay baalu àq di la massawu ci yen bi waaye di la jaale sa jarbaat Pape Serigne Pape Malick Sy dafa def lu rafet bi ñuy jullee góor gi direct lañ ko def Pape Serigne Pape Malick ne la Serigne Mbaye julleel sa jarbaat ñépp bég nañu ci dal gi ci effacement bi lépp surtout li nga wax léegi yenuwuma yenu leen te it waxoon nga ca dëj ba ne Serigne Abdou li nga man mënuma ko te li nga man kenn mënu ko teeloon nga ñoo jàngal lépp ñu ngi ñaan na ku fi toog biir ak ci biti ñu bokk dal déglu kilifa yi ndax looloo nu fi indi nag waaye ñëw ba fii li ko Pape Serigne Mbaye daan waxee gàmmu ëmb yiw i ñëw di dof lu ba la nga ëmboon imbeeku fi ti ëmbeewoo fi loolu la daan wax ci zaawiye bi kon nañ ko moytu xam ne ñun ñëpp ay militaire lañu daje suñuy général ñu war ñoo jox ndigal ñu dem maaji te dañu Serigne Abdou def ñu daan wax ne kër gi du këruk ànd ak kala neex ngeen def la leen neex da ngeen di ànd ak kañu leen booleel def la ñu leen sant yow lañ ñu booleel ñu ngi sa ginnaaw tey ak ëllëg incha allah si bi ci des lii Serigne Moustapha sa doom ànd ak daa'iratul muxtafiina bi athaaril aba wal ajdaad moo ko yëkkati di 3 millions ne moo la ko jaalee moo daayira bi sa jarbaat loolu laa yoroon yóbbante ñaan ñépp continuer dal gi ñu déglu koy li fay waaw sëriñ bi nee na lu mënul a ñàkk day fokk mu am wala ya'manu makrallahi illa al qawmul xaasiruun sa ñaari tànk ba jomba daanu juum nga ku deewagul mënuloo atte sa bopp ci dara te nag dogalu yàlla léeg-léeg mu mel ni fattu fa mu lay jóge doo ko foog waaye itam yàlla wàccel nañu fi ci yërmandeem ku fattu toxoñu mbaa nga am ku la ëffal sa bët mbooloo mii dey li nuy ñaan yàlla ci ñoom yàlla bu fi yaakaar tas yàlla bu fi yaakaar tas ñaar nag ñoo fi nekk yàlla fi nekk ak seytaane yàlla ngi jëfandikook jaamam yi waaye yàlla da ngay dox wuti ko am ca la mu am seytaane dafay dox wut si la tàqale laak li nga am kon ku nekk bàyyil sa xel ci sa bopp àddina nag lu mel ni ma su fee jóg ca yàlla la jëkke yàlla moo bind lépp bind iblis bind ñu dul moom liggéey jot mu santaane ñépp nangu iblis rekk bañ yàlla boroom kartan la mu jëfandikoo la ko soob ñun nag àggunu foofu xam nga lu ñuy defa lu ñu gis ci àddina te neexul ci ñun rafetul ci ñun woyoful ci ñun ñu rey suñu xol muñ ko ndax yàlla dafa boole ci jikko yi mu gërëm muñ na ñett muñ nag ñett la loola dal nga ni suma ko muñee mu jural ma jàmm nga muñ ko
muñuloo ko ngir yàlla jàmm ja nga yaakaar bi ci des danga koy muñ ngir ñàkk pexe ponkal mu la bëmax ba nga daanu te ñeme woo koo sóoru boo nee damay muñ bàyyi koog yàlla ñàkk pexe tax nga bàyyi ko muñ dëgg-dëgg nag nit dafay wàccuwaayu gërëm borom dërëm bi def ko ci poosam bu rombee xorom ni dërëmu xorom lay jënd dërëm ni sama yoon nekku ci moom sama lépp bu ne kaani mu ni sama yoon nekku ci moom lépp booba nag mooy muñ ngir jëmmi yàlla kuy teg sa tànk ci suuf nag jàppal ni bés yi ci sa kanam daa ca am benn ñaanal yàlla su ñëwee mu rafet te woyof bu diisee ñaanal yàlla mu bàyyi la ak sa sago ba nga mel ni nga war a mel man amila saalihan fa li nafsihi yàlla buur bu maandu la li kiy jëf yàlla du ko nangu jox ma li ma jëf du ko nangu jox kii waaye kenn ku ci nekk ñun ñépp suñu dund tey ak ëllëg kenn ku nekk yaa ngi dajale di ëmb boo xam ni fa nga ko jëme amu fa boo demee yàlla ni la ubbil nga tekki mu laaj la yi ci nekk nga détaillé lu fa amul mu ni la yaa ko fi indi ba mu mat mu ni la takkaatal yenu mu ni foo xam jëmal ak moom fenn fi mu nga toog ca bunt ba kenn du fa dugg te neexuloo ko fa ca des ku yenu ëmb boo xamul foo jëm ak moom foofa ci yàlla musal bu kenn naagu ki gën ñépp ndundam yépp nattu la ak coono kon nag ko am ca nattu yooya am ca coono yooya santal yàlla li borom kër gi añe bu desalee nga ñedd bool ba santal yàlla alhamdulillahi rabbil alamin wax jaa ngi bëgg a gudd te dama ni woon man sama xel dafa gàtt te léegi ma weddi sama bopp nag waaye tarxiis du ñàkk moo tax kuy wax yàlla na la yàlla sàmmal sa làmmiñ ak sam xel ba nga wax lu jub ndax wax ba Seydil Xaaji Malik di wax ni yàlla nañu yàlla musal ci bànneexu wax booba lañu war a xam ni wax musiba ngi ci kon Sëriñ Pap delloo naa la sa alal sëriñ bi ne au conseil des collectivités locales ñëw nañu fi ànd ak Pape Mayel Thiam bay sëriñ Pape Malick ne ñu wax sëriñ Babacar Sy mu baal nu rek ci biir waxtaan wi dafa am ñaar asalaamaaleykum sëriñ bi ñi ngi lay jéggalu di la baalu àq
ndax fa tabarakallahu li ñu doon séentu ci waxtaan wi def nga ko. dafa am ñaar ñu ma bëgg génne tudd leen. ki ci jiitu moo di abbé Jacques Seck ak Pierre Atepa Goudiaby. abbé Jacques Seck yàlla ñu boole mu di sama wëllëre di sama doomu ndey. Pierre Atepa Goudiaby yàlla ñu boole muy sama wëllëre di sama doomu ndey. Jacques Seck li ma booleek moom mooy jamono ji nu defee cardinal Thiandoum cardinal mu war dellu si Ndakaaru Serigne Cheikh yebal ma pour ma teerul ko. waaye bi may dem ca teeru ba dama laaj Serigne Cheikh ma ni ko bu ma demee nu may def mu ni ma lu la sa xel may nga def ko. bi ma demee ci biir église bi may dugg ci église bi bari na njiitu diine yu bari ci buntu église bi laa leen fekk dugg nu ci église bi. waaye man bi ma ñëwee dama leen romb dugg ci biir église bi. fi ma ko teg moo di Seydina Omar deuxième calife de l'islam julli na tisbaar ci biir église moom Seydina Omar ca Palestine. waaw ndax booba la xew moo di dafa amoon ñetti clé yoo xam ni ñoo symboliser as-Salasiya al-Muqaddasa. les juifs, les chrétiens et les musulmans. Seydina Omar ñaan pape bi nekkoon Palestine parce que boobu pape bi demagul Rome mu ñaan ko ni ko dama bëggoon ñetti clé yooyu nga yor nga jébbal ma ko. yow yaa fi toogal Isa man maa fi toogal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. pape bi ni ko d'accord naa waaye ñëwal jël sil ko sa bopp. Seydina Omar ba muy dem ca yoon ba dafa wax ni mbub mu xumb sax du ko sol. waaw pour wàññe dara jaam ak ñi mu àndal ñu dem ci biir église ba le protocole d'accord bi doon amee. ba ñu fa toogee ba julli tisbaar jot ñi mu àndaloon defe ni dafay génn pour julli ci biti mu ni nañu toppal taabal yi rek mën nañ julli ci biir église bi. fa la julli tisbaar ñu jox ko les 3 clés. tabarakallahu ñu dundal kóllëre googu. son waa kër yi biñ leen di bind ci école yi cardinal Thiandoum moo wax abbé Jacques Seck ni ko demal nga bind leen maa leen di jël en charge. kii ñu yóbbu ko bind ko ca présentation de Marie, kii ñu yóbbu ko chez les protestants. man maa waxoon ni nañ ma yóbbul kii chez les maristes, kii ñu yóbbul ma ko chez les protestants pour ma xam seen ñaari éducation yi. fa tabarakallahu te sëñ Cheikh Tidiane Sy ci fa tabarakallahu xàmmeem daf ñuy wax ni être trop juif, trop chrétien ou trop musulman, ça risque de nous basculer dans le vide du sectarisme. Soyons partisans de Dieu si nous voulons vivre en paix. loolu la sëñ Cheikh Tidiane Sy gëm moom la jàngale. kii di Pierre Atepa Goudiaby wéy juróom wu jigéen dafa ni lenn rek moo ko teree nelaw. Pierre ni ko lan mu ni ko nga fexe ba ma jàkkaarloog pape bi waaw dem Rome ziyaare ji ko. xam nga jullit bu nekk dem Makka ko tere nelaw waaw boo ko defee rek tabaarakallaahu xam xër gi ci jullit yi xër moo taxoon yonent bi wax ni même ñi bëgg a ñëw te mënuñoo ñëw yóbbaale naa leen ci sama aj gu mujj. jullit bu bëggatee ñëw te amoo kàttan bi pour ñëw yóbbaale naa leen ci sama aj gu mujj.
wax ni jullit bu bëgg tabaskeeti te amul lu mu tabaske yóbbaale naa ko ci sama tabaski bu mujj. kii di Atepa dañuy gise jamono bu ne ma toog biroom fekk way juróom bu jigéen di door a jóge Rome ñëw indil ma photo yi mu ànd ak pap bi won ma ko ni ma il faut beaucoup prier pour Pierre mais il faut prier pour tous mes enfants ndax lim ma defal. loolu moom laa doon seedeel Serigne Babacar Sy pour mu xam ni ñoom ñaar seen kër la ñu ñëw. loolu la yàlla dogal fa tabarakallahu ñu sant leen ci yoon wi wan leen ni itam ci diine la ñu nekk masihiya diine la ndax am na ci gàtt-gàtt bu am Cheikh Sukayrij xalifa cheikh la woon waaye doom bi tubaab la takk indi ko ci këram mag ña fa nekkoon ñépp révolté wax ni ko yow yaay xalifa cheikh sa doom di takk tubaab di ko indi ci kër gi mu ne xëy na dafa yëg ni liggéeyal naa ko aljannam ba noppi mu ne xëy na looloo tax xëy na daf ko yëg parce que liggéeyal naa ko aljanna ñu ni ko wax ko boog mu tuubloo ndaw si mu ni sañu ko ci diine la ko fekk chrétien la amul droit tuubloo ko ndaw si rekk ko sañ a décider ndaw si toog fa ba jëkkër ji faatu mu toog fa at yu bari ba xëy suba décider boppam pour tuub bi mu tuubee ca bés ba la tari kaamil bi ba mu jeex ndeke li mu toog yépp mi ngi koy jàng pour won la ni lu yiw ak lu baax ñépp a ko bokk. sëñ Babacar Sy ñi ngi lay wax nga ñaanal leen yiw ndax seen déplacement ñëw ñi ngi koy yaakaar ci yow di ko yaakaar ci sa turandoo fa tabarakallahu loolu rek lañ doon leeral seen présence xëy na ñu bari duñu xam lu leen fi indi waaye loolu moo leen fi indi seen kër la ñu ñëw seeni bokk la ñu fekk si kenn ku nekk ci ñoom wax naag Sëriñ Abdou liggéey naag moom tabarakallahu ci biir ak ci biti kon nag ñu sant leen ñaanal leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. sëriñ bi ne ni ko sëriñ Pam Malick waxe suñu ñaari mbokk yooyu ni ñu yàlla boore bari na ñoo bokk réew mi ñoo bokk xeet wi ñoo bokk suñu pas-pas ca yàlla te nag du guléet lu xew danañ fi ñëw lu xewulit léeg-léeg ñu rocciku seet si Sëriñ Abdou walla lu ñuy def boole ko ca yàlla nag waxuma jëf waaye yéene kese yàlla dana ko fay kon bu ni ku baax dem na yàlla fekk leen ca bu ngeen ñëwee toog nag jëmmal loola yàlla fekk leen ca yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla fay yàlla bu ñu leen gaaw a fay lii yàlla bu ñu ko gaaw a fayante seen tànk yi ngeen fi ñëwe yàlla ak wëllëre te wëllëre rëy ca yàlla wëllëre ñaar la bi jaam digaaleeg boroomam yàlla nee na matal leen ko ndax wëllëre dañu koy laaj bi ma digaaleeg yéen it walla bi ngeen digaale ci seen bopp te ma tax matal leen ko ma matal ci sama bos fa tabarakallahu kon nag ñu xaar tuuti sëriñ bi ne ñu xaar tuuti
délégation marocaine bi la waaw du ngeen dellu ginnaaw rek ngir yàlla tuuti rek fii may tuuti lillahi dellu leen ginnaaw tuuti rek sëriñ bi ne ngeen dellu ginnaaw da leen koy ñaan yëpp gis nañ leen labbayk sëriñ bi nee na ñi toog ci kaw fauteuil yi du ngeen baate doo jóg jógal tuuti noonu jógal ba pare nga door a toog may Pape Maw ñu may di Cheikh Abdoul Aziz buum yu bari takke woon leen tabaarakallahu Pape Serigne nee na dañuy bàyyi ministre bi mu jàng lettre bi bil arabiya su pare ambassadeur Talib Barrada jàng ko bil fransiya suñu pare Pape Alhaji Youssoufa Diop dana résumé ci wolof li lettre bi ëmb suñu pare Cheikhul Hadji Malick dana tontu bismil xalifa wa bismil usra kon ñu déglu ministre bi te may ko xelaw lu ñëpp déglu nag ak yar ak teey ay gan la ñuy jóge ba Maghrib ne ñëpp déglu ambassadeur moo koy bismillah بداية السبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف بقراءة الرسالة الملكية الشريفة التي شرفني أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله بنقلها إلى أسرة الفقيد الشيخ عبد العزيز السي الخليفة العام للتيجانية بتيوان. وهذا نص الرسالة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، محب جنابنا الشريف الشيخ سيرين مباي سي منصور الخليفة العام للطريقة التيجانية بالسنغال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فعلى إثر وفاة المشمول بعفو الله ورضاه الشيخ سيرين عبد العزيز سي الأمين الخليفة العام السابق للطريقة التيجانية بتيوان، نتقدم إليكم بأحر التعازي ومن خلالكم لكافة مريدي الطريقة التيجانية في شرق البلاد وغربها في فقدان أحد مشايخ الصوفية الأماثل الذين جعلهم الله منارة للسالكين ومثالا للعارفين، داعين العلي القدير أن يجعله فضلا منه تعالى في من أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا يعوض هذا الرزء الفادح إلا اختياركم خلفا للفقيد أكرم الله مثواه، وخليفة عاما جديدا للطريقة التيجانية في السنغال، لما حباكم الله به من كريم الخصال واتباع السنة التي تحل بها أسلافكم من المشايخ في الوفاء المكين لجنابنا الشريف وأسلافنا المنعمين.
أمراء المؤمنين من ملوك الدولة العلوية، لذا يطيب لنا أن نهنئكم على تولي هذه المسؤولية الروحية الوازنة، داعين لكم بالتوفيق والسداد في هداية المريدين والسالكين إلى طريق الرشاد. ولا يخامرنا أدنى شك في أنكم ستواصلون نهج أسلافكم في جعل الطريقة التجانية قائمة على اتباع السنة المحمدية، محافظة على الثوابت التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة. وفقكم الله ورعاكم، وعلى اتباع السنة المحمدية المشرفة سدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر في يوم الجمعة فاتح محرم الحرام عام 1439 الموافق ل22 من شتنبر سنة 2017 أمير المؤمنين محمد السادس ملك المغرب. الله يبارك فيكم سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Aux membres de la famille de feu Cheikh Serigne Abdelaziz Sy Al Amin, Khalif général de la Tariqa Tijaniya de la famille Sy à Tiwawan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris le décès de feu Cheikh Abdelaziz Sy Al Amin, Khalif général de la Tariqa Tijaniya de la famille Sy à Tiwawan. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde et l'agrée en ses immenses paradis. En cette triste circonstance, nous tenons, en notre nom propre et au nom du peuple marocain, à vous adresser nos plus sincères condoléances et l'expression de notre profonde sympathie, et à travers vous, à tous les membres de son illustre famille, aux adeptes et aux disciples de la Tariqa Tijaniya au Sénégal, frères. Nous prions le Très-Haut de vous inspirer patience, réconfort et consolation. En même temps que nous partageons votre peine et celle des disciples de la confrérie Tijaniya face à cette épreuve douloureuse, expression de la volonté imparable de Dieu, nous nous remémorons les grandes qualités de l'illustre disparu, qui fut un homme de foi et de vertu, ainsi que l'affection et la considération sincère qu'il portait à son deuxième pays, le Royaume du Maroc. Nous gardons aussi à l'esprit sa fidélité et sa loyauté à l'égard de notre Majesté Amir al-Mouminin. En ces jours bénis, nous implorons le Tout-Puissant de le ranger au nombre de ses vertueux serviteurs, de le rétribuer amplement pour ses œuvres pieuses et de le compter parmi ceux que Dieu a désignés dans son livre saint en ces termes. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Véridique est la parole de Dieu, signé Amir al-Mouminin Mohammed VI, roi du Maroc, fait à Rabat le 22 septembre 2017. kon li ngeen ko déggee ñaari lettre la
bi mu wax ci tubaab wuute naag tuuti bi nga xam ni moom la wax ci arab waaye maanaa yi benn rekk la ndax lii mu wax ci arab ci kilifa gi la ko jëme li mu wax ci français ci peuple sénégalais bi la ko jëme lépp kon njaal la yoo xam ni Sa Majesté le roi Mohammed VI di malikul maghrib moo ko yónni kilifa gu mag gi nga xam ni ministre la ci gouvernement di Mohammed Tawfiq bi nga xam ni ëttu Tiwaawan miin nañ ko ci mission yu mel nii mu yàgg fee ñëw wuutu fi jalalatul malik Mohammadin Sadis ayyadahu llahu wa nasara kilifa gi nii mi ngi sant yàlla moom rekk moom moo yeyoo cant julli ci maamam sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi yëkkati kaddu yoo xam ni mi ngi ko jëmee ci ku mu sopp ko nee na kooku mooy kan mooy ki ñuy wax a Cheikh Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xam ni mooy tey alxalifatul aam li taifati tijaniya muy le xalif général de la confrérie tijane ci Sénégal mu ni mi ngi koy nuyu di ko ziyaara nee na gannaaw faatuk góor gu baax nitu yàlla bi fi jóge nga xam ni amul sikk moom buur bi ni ngëneelu yàlla ak yërmandeem mi ngi ko ëmb ci boor bu nekk moom Serigne Abdoul Aziz Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mi nga xam ni moo doon alxalifatul aam li taifati tijaniya fii ci Tiwaawan nee na moom muy yëkkati njaal yi gën a kawe yi gën a sell di ko jëmee xalif bu bees bii nga xam ni moo fi toog wuutu ko di Serigne Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour nee na Serigne Abdou moomu nga xam ni du yemale njaal mi ci famille bi ak xalifa bi waaye mbooleem ñi nga xamante ni bi ñu ngi yëngu ci daairatu tariqati tijaniya ci sowu Sénégal ak penkoom ñoom ñépp mi ngi leen di boole njaal moom nee na ñàkk nañ kilifa gu màgg ci diine ji waaye kilifa gu màgg ci suufi yee ñu koy wax le soufisme ñàkk na ku mag yàlla mi nga xamante ni boole ko ci ñi nga xam ni defoon na ko muy kandiya di ab lamp boo xamante ni bi fu mu mas a yegg leeralal na ko subhanahu wa taala ci mission bi nga xamante ni bi moom la doon dox fu mu toll mu ni nag mi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ni ci sañ-sañam ak yërmandeem fa mu denc gaayam yu baax ya yàlla na ko fa boole moom Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Al Amin nee na li ñuy dalale seen xel ci demuk Serigne Abdou ci mbir mu metti mi lim ñuy tiis mooy tànn gi nga xamante ni bi yàlla tànnal na ko kuutaay lu ko mat kuutaay nee na mi ngi ñaan yàlla Serigne Abdou yàlla na yàlla yaatal tëruwaayam xalifa bii nga xamante ni bi moo toog bees muy Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour yàlla na ànd ak ndimbalal boroomam te yaakaar na ni loolo insha allahu taala mën naa yomb ndax li mu xam ci famille bi ci ay jikko yu rafet ak dundin wu rafet woo xamante ni bii ku ñu xam moom lañ dund ak yow nee na mi ngi jàpp ni ci xilaafa gii nga xamante ni bii moom la toog xilaafa la goo xamante ni bii tariqa bi dina ci gën a yaatoo sunnatu sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama dina ci gën a saxe ci doxu tariqa cheikh na ahmad tijaani bi radiallahu taala anhu nee na yàlla na ko yàlla mu ngi beesalaat ñaan gi ni ko moom amirul muminin di fàddali mbaaxu ak teraanga yi nga xamante ni bii ak taqdir bi nga xam ni mësula jógee ci usra bi di jëm ci al usra al alawiya
bi nga xamante ni bi moo nekk Maroc muy ay relation yu dëgër yoo xam ni usra bi masula dañ di ko sàmm mi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xamante ni bi lu mu sàmm mu dëgër lu mu sàmm mu ñoŋ yàlla na yàlla boole sàmmal alaqat yooyu muy relation yooyu ñu boole bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh